Sankis. Bonjour et bienvenue sur Sankis TV. dal leen ak jàmm ci seen nouveau numéro de seen émission sunu business tey ñu ngi fii ci Guédiawaye dans le département de Guédiawaye ñu seet ci un chef d'entreprise un agripreneur Modou Gueye ñu koy wax monsieur Modou Gueye. suñu gan gi tey il fait des choses extraordinaires dans le domaine de l'agriculture bu ñu duggee ba ci biir vous allez beaucoup comprendre vous allez bien comprendre monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu. waaw kaw maa ngi lay fay maa ngi yal na yàlla nangu ziar. kon tey ñu ngi fii ci Guédiawaye ñëw seet si la ci sa laboratoire bi ñu bëggoon comprendre un peu liggéey bi ngay def nii mooy ban genre liggéey pour ñi ko xamul. jërëjëf Kaaw waaw man maa ngi tudd ma présenté wu Modou Gueye nekk boulanger agripreneur tamit fii ci Guédiawaye yaroo Pikine jànge Limaamu Laay gi def tuuti extérieur. lii nag passion la boo xam ne yàgg naa ko téye ci sama bopp daan naa ko def ci sama kaw kër sama kër a ngi ni boo yéegee ci kaw am nañ fa culture yu bari yu ñu fa doon pratiquer muy potager urbain yàgg naa ko def léegi nag ma créé fii parcelle la boo xam ne bii dama ko utiliser parce que dépotoir d'ordure la woon. Problème la pour ñun ñu transformer ko en opportunité résoudre nañ benn problème waa koñ bi kontaan nañ ci ñu ñëw fii di fi def expérimentation pour li ñu jàng ci kaw terrasse bi ñu appliquer ko ci suuf si suñu paree nag dem ci àll bi def ko ci grand champ fii ñaari xale ñu ngi fi xëy di fi liggéey di fi jàng nan la ñuy bayee horticulture passion la boo xam ne bii def naa ko bi may jeune parce que doomu Kajoor la daan naa bay dër léegi nag ma ñëw di ko appliquer boo xoolee li ñuy liggéey fii y a toutes les variétés possibles y a plus de 50 variétés yoo xam ne ñu ngi fi ci arbre fruitier yi am na aubergines yi maanaam les légumes am na tamit ay salade am na ay betterave am na ay chou am na soble am na ciboulette am na maïs am na gourge am na concombre am na naana am na même patate douce am na manioc loolu lépp dañ ko fi expérimenter ak toutes les variétés de piment ak même les arbres ombrifères lu mel ni nebedaay bi ñu koy wax sap-sap lu mel ni flamboyant ak manguier yi ak citronnier yi yooyu yëpp nag dañ ko bëgg a jéem a valoriser ci zone Guédiawaye parce que gis nañ ni verdure ñàkk na fi gis nañ tamit ni xale yi ay citadins lañ ñu ngi ci dëkk bi mais xamuñu li ñu fekk ci plateau bi nan lañ processus bi ñu def ba mu agsi ci table bi fii bi ma koy soog a commencé xale yëpp ay jardinier lañ fi mu nekk soo demee ci sa kenn kaw kër yi xale yu tuuti yi ñi am ay 8 ans 10 ans dañuy ñëw ni père may ma benn tomate dem jël ci seen pot kon ñu ngi am lu ñuy def ci seen bopp ci seen subconscient ñu ngi ci am lu ñu ciy def pour ñu nekk ay citoyens modèles des hommes yoo xam ne ni dañ jéem a défendre seen nature léegi tamit problème bi ñu amoon beneen bi moo di les déchets mu nekk un fléau mondial surtout plastique bi dañ koy ramasser yëpp recycler ko benn pot duñ ko sànni fii même les bouteilles yu ndox yu kireen yi yu dawlin yi pot yi duñu sànni dara pour valoriser ko beneen bi mooy les déchets domestiques ñun dañuy def compostage man suma kër 0 déchet la kon man waa UCG dañ maa war a fay voilà 0 déchet parce que lépp compostage la dañuy def tamit aviculture ñun ay poulet local la ñuy yar pour jéem a préserver suñu race autochtone yooyu dinañ def certes poulet de chair parce que c'est plus rentable peut-être parce que il faut relativiser dans ce sens parce que ci côté alimentation sax c'est à voir grosso modo daal loolu la ñu bëgg a def ba xam ni c'est possible boo amee passion bi nga jàngi ko li nga bëgg nga jàng ko ba xam ko tout est possible
dans ce pays, un pays où on doit tout faire, on doit construire, paradoxe la bu ñu ne chômage pour man zéro chômage moo waroon am Sénégal zéro chômage kenn wu waroon chômer parce que nit ki lu mu gëm xëy di ca yëngatu tedd ca. am na lu xale yi wax d'habitude ñu ngi koy véhiculer benn message gëm sa bopp gëm sa bopp gëm sa bopp. loolu gëm sa bopp. gëm sa bopp concept bu baax la mais war nañ ci réfléchir ku am nattukaay nag doo juum buñ delloo ci diine. gëm sa bopp buy gëm yàlla da nga ko war a xam kon da nga koy jàngi boo bëggee gëm sa bopp da ngay xam sa bopp xam sa bopp mooy lan say capacité sa potentialité bi nekk ci yow da nga ko war a xam boo amee sa passion nga dem nag jóg jàngi li nga bëgg a def nga jàngi ko xale yi nañ génn def fi formation jàngi loolu mooy base du développement bu dëkk ci la ñu mën a construire un pays loolu lay invité xale yi. daal en grosso modo xam naa je suis un peu élargi mais foofu laa bëggoon yem peut-être pour le moment. bëggoon xam lan moo la motiver parce que yombul nga nekk dans le département comme Guédiawaye am terrain bu toll nii bu doon ñeneen ñi def nañ ko ay kër affaire yooyu noonu yow nga préfère investir ci lii def ko laboratoire bu extraordinaire bii nga xam ni lii tey ku ñëw Guédiawaye ñun tey jii nii boo ko fi gisee pour nga gisaat ko feneen du yomb nga def fi lii nii di fi def liggéey bu jéggi dayo bi lan moo la passionné lan moo la motivé. waaw li ma motivé moo di xam nga boo dëkkee ci dëkk nit ku nekk da nga war a jéem a penser ni yow tu peux révolutionner le monde kenn ku ci nekk am nga potentialité bu nekk ci yow bu mën a révolutionner monde bi léegi nag loolu ngay def. Parfois sax boo koy commencé doo si gagné on va te traiter de fou dinañ la def sax ab dof parce que fii bi ma koy amandé di gàbbu fii yor samay kii dañ ni paa bi lu ko jàpp lu ko dal dafa dof ma sol sama short xam nga ñëw fi dugg ak sama pic ak sama pelle mais tey ku ñëw ni akasa ku ñëw apprécier bu ma defee loolu am na luñ ciy dàq ca kanam maanaam plus-value biñ ciy dàq si kanam mooy nañ fexe ba def ci xale yi benn culture urbain boo xam ne bii du jëkk rek yàq environnement bi ñun dañ cee jaar di si jël suñu wàll mais dañ ko war a léguer suñuy progéniture bu ñu préparer lu mel nii nag pour que xale yi am culture environnementale boobu ñoom dinañ préserver seen nature dinañ commencer di bëgg nature di planter ay arbres dinañ commencer ni c'est possible bu ko père defee man mun naa ko def. parce que man tey damay dégg ñuy véhiculer autosuffisance alimentaire man soo ñëwee suma kër du ma jënd kaani du ma jënd aubergine du ma jënd tomate du ma jënd salade du ma jënd naana parce que maa koy produire sama bopp te lépp bio la man li may lekk xam naa ko. ak nii wax ma li ngay lekk ma wax la ki nga doon ñu ngi lekk loo xam ne xamuñu ko mais dara dàqul nga lekk li nga xam ne yaa ko bayal sa bopp. boo koy lekk sax di nga ko gën a savourer beneen avantage bi moo di nga ci lekk lu gën a bari parce que bu abondant ci kër gi rek xale yi nañ lekk fruit nañ lekk légume te lu baax ci seen wér gu yaram la kon ñun perte ñu li ñuy def nii dañu doon ñaan kay mu fexe ba mu law ci Sénégal yëpp parce que boo demee ci yeneen pays culture potager urbain fépp lañ ko développé Sénégal daanaka floriculture lañ gën a développé fii ci dans la région de Dakar à part les Niayes mais Guédiawaye rek potentialité ngi fi ak Pikine ak Thiaroye banlieue bi yëpp même Dakar Plateau parce que am na fi terrasse yoo xam ni ñu ngi ko bàyyi noonu te ñun mën nañ ko valoriser billahi mën nañu valoriser pour man building administratif sax ci kaw jardin potager la waroon doon parce que dina améliorer qualité de l'air dina améliorer la convivialité parce que tamit la nature rapproche les êtres humains kon loolu moo tax moo ñu motiver daal passion la bu ma ciy wax nag du ma sonn waaw boo ma arrêté wu rek mooy loolu xam nga parce que passion la jërëjëf. tuuru kii bi potager bi jéem la expliquer variétés yi nga xam ne commencé nañ ko fi def dañu commencé ci plante fétiche
kii la ñuy wax Garga Mbossé fruit yi Sénégal ñoo ko xamul mais daanaka moo ko kii sorewuñu dañ koy lekk soo demee pays yu mel ni Tunisie wala en Amérique latine wala ay lu mel ni zone Sicile Italie dañ koy lekk dañuy lekk feuille yi kii feuille bi mën na salade à part boo dindee épines yi ñun di ko wax cactus wala Garga Mbossé mi ngi fii pour ñun Sénégal plante sauvage la amuñu ci benn utilité kii manioc la bërki démb laa ko fi repiqué xob yi dañ koy lekk tubercule bi dañ koy lekk manioc la ñaam bi la ñëpp a ko xam kii concombre la moom ñëpp xam nañ ko léegi parce que commencé na fi développé kii patate douce la mooy bu weex bi ñu introduire au Waalo moom tamit feuille bi dañ koy c'est comestible moom la ñuy defee genre mboroxeek yooyu comme ñaambi bi boo xoolee ay aubergine ñu ngi ci suuf ñuy noonu ci pomme de terre la te li ci dàq semence yi nekkul semence bu ñu dem di jëndi non semence bi à part concombre ak yooyu muy semence hybride yi si ëpp yëpp dañ koy lijjanti noonu rek gratuitement parce que pomme de terre bi ci marché bi lañ dem jënd pomme de terre ñëw piqué ko foofu boo xoolee fii moo fi continuer ba léegi nga ñëw fii gis nga fii ay mango bi kenn du jeté dara suma kër mango bu ñu lekk dañuy jël kii ñu teg ko fii après dama bëgg mu nooy quoi ma dindi noyau bi ci biir pour mën ko semer. Voilà tout est recyclé ñun duñu sànni dara kii papaye la voilà pépinière la barki dem laa ko fi def kii flamboyant la parce que bu dul dara dëkk bi war nañ planter ay arbres xam nga kii gis nga manguier la ba tey bi moom commencé na germé na. lu rare biir Dakar. waaw lu rare te vraiment lu ñu war a liggéey la kii nebedaay la maanaam plante never die. waaw gis nga kii on jette rien kii moom plante bi moom. sëñ Malick Guèye daf koy wax njariñ li si nekk kenn mënu ko xam. njariñ kese la. nga ñëw fii nebedaay anglais yi naan never die. waaw ñun ñu ca Kajoor ñu koy wax saab-saab. maam ñoom dañ ko doon lekk kii lañ daan def mbuumu cere. waaw cere mbuum yomb am na fi kii bisaab la kii chou la kii la navet autant pour moi salade la gis nga mi ngi commencé génn pépinière la pour ñu war ko repiquer kii chou la moom tamit ñu war ko repiquer gis nga kii gourge la mi ngi commencé amul sax un mois fi mu nekk mi ngi commencé fleurir gis nga soo continuer donc tey jii nii variété yi nekk fii tey boo ko doon xayma ñaata la war na mat une cinquantaine mais suñu objectif mooy ak 200 kii kanje la kii maïs la kii ñebbe la parce que fii jungle laa ko tuddee parce que man parfois damay jéem a briser code bi pour xool tamit distance yi ñuy wax ak yooyu yëpp du fait que suuf bi baax na parce que dama ko amandé ak compost bu baax a baax boo xam ne liggéey naa ko 2 ans durant benn préoccupation rek ngay am mën na fexe ba plante yëpp di am lumière kii gerte la kii kaani la kaani xeeñ la kii maïs la soo ñëwee ba fii kii basante la moom ba tey gis nga kii semence bi soble la waaw moom tamit soble la moo nekk nii voilà kii dañ ko war a repiquer gis nga tomate la te gis nga fi mu nekk boo xoolee suuf bi ni mu amee doole dama ko war a repiquer mais ci pot yi laa koy def quoi parce que comme terrain bi dafa xaw a un peu tuuti il faut ñu utiliser verticalité bi ma nga xam ne plante yi dañ koy suspendre def escalier mur bi yëpp boo toogee 2 mois boo fi ñëwee mur bi yëpp day vert voilà da nga ko yóbbu ba si kaw ak escalier defal ko étagère def ko si pot yi moom lañ doon préparer mooy pot yee ñu rangale pour recycler tamit problème mu plastique bi ñuy jeter n'importe où. ñoo ngi Géejawaay ñoo ngi Géejawaay te li ngeen di dégg nii plus de une cinquantaine de variétés mi ngi fii gis nga kanje bi mi ngi commencé nii
weddi gis bokku ci waaw lii moom Guédiawaye la ni nga ko waxee. ba tey lii gourge la gis nga kii papaye la. papaye bi macha allah moom tamit njëriñam kenn mënu ko calculer surtout maintenant avec cosmétiques yeeg yëpp on utilise non seulement pour la consommation mais pour les produits cosmétiques baax na lool muy gis nga kii malheureusement même à Guédiawaye on a des rats waaw même à Guédiawaye mais on va gérer gis nga kii garabu sapoti la nebedaa bi moo nekk foofu ba léegi kii bisaab la fii soo ñëwee ay citronnier la yu ma greffé ba pare voilà greffé nañ ko ba pare fi mu nekk jàpp na suma mën naa dindi kii bi kii ba tey man damay semé rek man suma kër suma doom bu ndaw bi bu ñuy dox lu ñu lekk ci kër gi mu jël grain bi papa am benn limon bu ko màccee jël doomu limon yi indil ma waaw bu ma lekkee mango indil ma gis nga lii ci tàndarma la ci Ramadan. tàndarma. waaw gis nga ci Ramadan bi. man yaakaar naa li may gis garabu tàndarma bëriwul. mais nag dafa baax xam nga sama maam lu mu daan wax. dafa araam nit ki lekk tàndarma wala mango sànni xoox bi. est-ce que. man sama maam. bi muy yàlla na ko yàlla yërëm. bi muy génn àdduna bàyyi na 500 pieds de mangue. est-ce que. mais dans les années 70 avec désertification beeg yooyu problème bi sécheresse bi. yooyu yëpp ñu perte ko. boo gisee kii plante aromatique la waaw boo fóonee tu vois. oui. romarin la. oh romarin. voilà. voilà ba tey kii citronnelle la. moom tamit. boo ci defee kii infuso. nga naan ko ngoon gi. c'est apaisant xam nga voilà kii goyavier la bi tamit plante aromatique la ba tey fu na tout ça plante aromatique gis nga kii boo ci defoon benn ci sa biir chambre jarul sax ngay jël produit chimique yi di pompe fu nekk xam nga di intoxiquer sa bopp te lii nga mën ko def ci sa biir nekk ci sa salon nga mën ko fa def di am odeur bu neex muy purifier en même temps l'air defe naa ni loolu war nañ ko gën a jàngal nit ñi ñu bàyyi ci xel parce que parfois ñu jël produit chimique yi di pomper si néeg yi rek dafay am ay résidus dafay gaañ à long terme mun na nekk sax cancérogène kon yooyu yëpp war nañ ci bàyyi xel. boo gisee tamit li ma la doon wax ci valorisation des déchets. Voilà. xam nga Guédiawaye ñëpp ay éleveurs lañ fi mu nekk. kër goo dem xara nga fa wala ginaara nga fa. ñun on obtient ça léegi dañ ko daan sànni ci booru géej. waa koñ bi dañ ñu koy indil. ñu déposer ko fii. composter ko moom la ñuy def ci pot yi mais def ak terre de jardin bi. gis nga fii. am na benn jardin bu ñu nekk en face délégué de quartier bi léegi la fi jaar ni ma ni nga def fii noonu nga war a def fële. moo tax tamit ci côté boobu dañuy lancer appel jeunes yi ñu jóg environnement bi ñoo ko moom ñun mag ñi kat mën nañ leen jàppale parce que am nañ benn expérience bi mais jeunes yi tamit war nañu engagé wu autorités yi tamit war nañu engagé wu xool orientation yi ñuy def ci politique de développement yi ñu fekk ñi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi du concret xam nga li ngeen di duut baaraam ak li ñu théorie du benn fii 150 mètres carrés la Guédiawaye boo gasee 9 mètres am ndox mën nga am 5 mètres cubes à l'heure d'eau ak Guédiawaye waaw 5 mètres cubes bu la neexee nga am ko à l'heure loolu ku ko am mën nga 5 mètres cubes mën nga arroser jusqu'à 600 mètres carrés ci technique yi ñu utiliser ñun te du sax defuñu sax goutte à goutte mais ak pou yi rek mën nga ci def 600 mètres carrés loolu ku ko am mën nga gagner jusqu'à 350 000 par mois ci agriculture bi rek leneen li ñëwul nag parce que fii suñu idée mooy war nañu def pisciculture bu ñu ko espace bi maye. war nañu def aviculture ñu ngi koy def mais war nañu def tamit larviculture. Larviculture. oui
ça sert à quoi. xam nga nee naa la sànq man fu ma gis problème dama ko jéem a transformer en opportunité. weñ. les mouches là mouches domestiques. soo gisee fii dama bañ ñu def prolifération fii. mais su ma ko ubbi woon 24 heures. fii la ñuy ñëw pondre. suñu pondre seen larve yooyu. boo xoolee nii mooy nekk fii. dafa taw bii ga dafa doon taw ce matin. larve yi mooy nekk fii mooy sax yi. il faut appeler les choses mais il faut avoir un regard scientifique. du problème. matière la rek. man dama ci def suma loxo. gis nga protéine animale la. soo indi woon ginaar yi fii pratiquement alimentation poulet yi dafay ñëw da nga koy réduire jusqu'à 70%. parce que fii la poulet yi ñëw di pécorer di jël protéine animale bi comme poulet local lay def du ma xont daanaka desu ñam yi si kër yi ak si koñ bi moom lay dajale xonte ko ginaar yi créer fii protéine animale bi en même temps ñoom ñooy décomposer fii. D'accord. maanaam li ñuy wax lombriculture compost kii bi fii. buñ ci nenee ñoom dañuy lekk li si biir yëpp dañ koy décomposer. mu nekk compost boo xam ne bii dafay garaaw dafay maanaam ni muy baaxee daal mënuñu la ko wax parce que boo gisee lii ni mu verte nga xam ni te utiliser wuñu benn produit chimique. parce que am na tamit luñ ci xam loo xam ne nii ñun. waaw même ñun bu ñu amee maladie fii ay fongicides ak yooyu du ñu dem di ko jëndi. dañ koy créer suñu bopp. dañ koy créer suñu bopp boo xam ne bii lépp naturel lay doon parce que ñun fii bio la ñuy def bio kese 100% bio. utiliser wuñu benn pesticide parce que dañu calculer tamit ne ci zone urbaine lañ nekk ay kër moo ñu wër kon fii il faut ñu xool kaani bec d'oiseau bi mu ngi nii amagul 2 mois gis nga ko mu ngi nii gis nga ni mu commencé meññ gis nga boobu mooy kaani salade la rek mais moom mooy bec d'oiseau bi gis nga da nga koy am fii da nga koy am bu rafet lii lépp moom lañ def mais ñun nee naa la dañuy briser code yi parfois on s'en fout de la distance dañuy def tamit association de culture muy maïs bi ak haricot bi ak gourge bi complémentarité la parce que plante bu ci nekk am na lu muy apporter moromam ba beneen bi boo gisee ñu jël plante yëpp di leen mélanger pour que lutter contre les parasites là pour ñoom ñu brouiller seen esprit yi bu ñu duggee ci terrain bi du ñu xam fan la betterave bi nekk ak fan la salade bi nekk parce que odeur yi tax odeur yi day jaxasoo boo gisee fii benn micro système mi ngi fi commencé créer les papillons dañ fiy bëri léegi. papillons yi dañuy bëri commencé parce que ñu ngi koy commencé di ko créer au fur et à mesure même les abeilles commencé di ñëw. picc yi duñ fi jeex. loolu lépp kon am na lu ñu commencé créer benn microsystème bu ñu créé gis nga mangue yi gis nga fii mangue ren la xooxu ren la noyau ren la waaw noyau ren la. waaw kii kente mangue kente la waaw. waaw bu ko jeexal nag amagoo. non am nañ yëpp mi ngi fële quoi mi ngi fële semé nañ ko mais xam naa yenn yi jógagul mais am na yenn noix yu nekk fee yu ma parce que pour ma dindi coque bi. il faut ma tremper ko ci ndox quelques jours pour mu nooy ma mën a dindi coque bi facilement moo tax ma koy def noonu. li ma la doon wax ci ndox bi. irrigation bi. problème. toujours dañuy jéem a xool problème bu ñu am ñu ni solution bi lan la. vous savez Guédiawaye wala zone urbaine yi béton bi mi ngi kii envahir fépp tali yi mi ngi envahir fépp Guédiawaye am na chance ba tey parce que am na mbedd yu des yu yaatu suufam baax na mais am na zone yoo xam ne nii ndox mi xamuñu fu mu jëm bu tawee dara du ko jël nappe bi dafa gorgé wu ba fees ci kaw Guédiawaye boo gasee 9 mètres da ngay am ndox ba mu doy 9 mètres laa gas fii pompe solaire laa ko war a wutal après parce que sama courant kër laa ko monté mais lii su ma defee 500 francs ak courant sama courant kër
irriguer fii booy xool ci puissance am li ma la doon wax tu vois man su ma taxawee fii su ma neexee ma arrosé tool bi yëpp bien que plante yi dañu jeune voilà non non maa ngi arrosoir sax parce que comme plante yi dañu fragile fi mu nekk mënaguma ko arrosé ak kii bi aspersion bi parce que dafa am doole quoi moo tax may utiliser arrosoir yi mais ça me fait du bien parce que c'est du sport c'est du sport ça me fait du bien moom lay utiliser quoi autant su nga bon nii ngay def rek au moins doo fi nekk di pompe di pompe manuel ak yooyu dina ma ko faciliter quoi. 9 mètres rek nga gas. 9 mètres lañ gas am nañ ci pompe bi tube PVC bi biñ ko dugalee am nañ 5 mètres cubes d'eau. 5 mètres cubes d'eau te booba biñ koy installé booba hivernage bi commencé gul. waaw maanaam ñu ngi ko commencé au mois de juin lañ ko installé fii début juin lañ ko installé booba tawagul ça veut dire que traversé nañ période kii sèche bi yëpp saison sèche bi yëpp traversé nañ ko bay dugg ci hivernage su tawaatee macha allah nappe bi day gën a monté kon day leen ni fii am nga disponibilité d'eau kooku mooy problème mu Sénégal accès à l'eau loolu mooy le foncier. Le foncier bon am na espace yoo xam ne il faut les valoriser mi ngi ci dëkk bi kenn defu ci dara nañ ko utiliser l'eau Guédiawaye ci ndox la toog Dakar yëpp laay wax région de Dakar ci ndox lañ toog ndox mi dañ ñu jaaxal sax ñuy évacuer di tuuri rek nañ ko valoriser boo xoolee littoral bi yëpp tey commencé Cambérène bay fële Yoff Layeen ba keroog ngay dem Saint-Louis mais waxuma parce que fële ñu ngi koy liggéey mais pour man Guédiawaye filao yi fi mu nekk waroon na mën a nekk niche foo xam ne li ñu fay créer ci emploi kenn mënu ko xam au lieu que ñuy course vers l'urbanisation war nañu bàyyi tamit ay poches verts y a la forêt de Mbao y a Technopole mais côté bi war nañ ko préserver war nañ ko valoriser au moins xale yi ñi juddoo ci dëkku taax yi xam valeuru agriculture parce que monde bi tey bay nekkatul suuf bu yaatu de technologie la kon xale yi dañu war a jàngi foofu dafa war a nekkoon ay laboratoire ay incubateur ñu jàngal fa xale yi techniques yi possible yépp pour bay parce que nee naa la avec 150 mètres carrés une personne peut vivre avec 150 mètres carrés et de l'eau mën nga maintenir une famille kon loolu lépp nag ñuy ñaan rek xam naa autorités yi maanaam dinañ ñu dégg dinañ ci yéem a tamit liggéey ak ci suñuy connaissance ak yooyu parce que ñu ngi commencé def ay contacts avec les écoles pour mën a dem ci directeur d'école yi wala IA yi xool nan la ñuy collaborer avec eux. parce que tamit yaa ngi jàpp ci li ñu naan ci création d'emploi. waaw parce que man loolu mooy booy xool boulangerie laa yor moom laay gérer depuis bi ma jógee extérieur ba léegi bi ma ñëwee. La première chose dama créer bien que liggéey naa boulangerie en Europe. xam naa difficulté yi ci nekk xam naa difficulté yi nekk ci secteur bi mais man connaissance bi ma am. savoir-faire bi ma am mën naa ko partager foofu laa mën a dimbale sama dëkk mais mënoon naa ñëw comme beaucoup de pays de connationaux ñëw tabax sama immeuble weer dee ma toucher sama salaire jàpp sama jàmm commencé yar biir nag commencé jaay barke mais gënul ci man te li may def daal gis naa ci sama bopp gëm naa ko passion la maa ngi ciy sant yàlla bu baax jërëjëf macha allah léegi sa mot de la fin boo amoon message booy jàllale à l'endroit des autorités surtout ci domaine agriculture ak jeunes yi aussi ban message ngay lancer. waaw bu dee autorités yi man li may wax rek mooy gouvernement Sénégal jàmbaar la de mais parfois tâtonnement bi dafa bari. jàmbaar lañ bëgg nañu dem. mu gouverneur yi fi succédé yëpp. mais parfois tâtonnement bi day bari. gis nga mbir boo koy def xoolal les acteurs ñi nekk ci terrain bi di ko liggéey. booy financer boulangerie demal kii def boulangerie booy financer élevage demal kii def élevage booy financer agriculture demal kii def mbay nga accompagner leen ñooñu ki menuisier bi nga accompagner ko mécanicien bi nga accompagner ko maanaam l'acteur principal mooy artisan ba nekk ca domaine booba di ko def kooka ngay encadrer jàppale ko mu yóbbu secteur ba ca kanam parce que ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ bu dee jeunes yi
li may wax samay doom rek laa leen di wax dañu nekk ci monde boo xam ne bii opportunité yëpp dafay nekk lépp dañuy gàññi l'accessibilité est là muy information muy formation man bi may nekk jeune di jàngi bu ma bëggoon documentaire damay dem ba centre culturel français ma àbbu fa ay bouquin pour mën a xam li may jàng tey da ngay toog sa néeg nga am ko fi may invité jeunes yi mooy gëm sa bopp boobu ngeen di wax fexe leen ba xam seen bopp cultiver votre passion c'est possible autodidacte sax aujourd'hui c'est possible au lieu que ngeen di passer seen temps bi yëpp ci ay futilité ci YouTube ci film yoo xam ne amul du leen yóbbu fenn def leen recherche cultivez votre passion et formez-vous parce que nit ki bu amul formation jàngul amul formation Eldorado de fii la Sénégal gii la nekkatul Amérique de nekkatul Europe man def naa fa 23 ans Eldorado Afrique la l'avenir c'est l'Afrique bu ñu xale yi toogee nag ñeneen dinañ ñëw jël seen place te commencé nañ ko gis nañ agroalimentaire ay ferme yu mag yi fi nekk di ñëw di exploiter suñuy paysans gis nañ yooyu dañ dem ba ay ouvrier dong la ñuy am du ñu am ay agripreneur du ñu am ay chef d'entreprise kon xale yi nañu jël seen destin en main nañu formé wu nañ def formation nañu jàng na leen jaral dem ba fu nekk man parfois pour am benn plante damay jóge fii dem ba maa ngi koy nuyu de passage Mama Africa rond-point Liberté 6 waaw pour benn plante maanaam kii bële bi ma ko wëree fii amuma ko fenn muy romarin bi dama dem ba foofu ma dem fa fekk fa pommier mu ni ma Sénégal sax mën nañ fee bay pomme sam benn xarit mi ngi bay fraise loolu lépp xale yi war nañoo xam ni c'est possible gis nga plante yi nekk fii benn boo ci gëm nga spécialisé wu ci bay ko mu yóbbu la fa nga bëgg a dem benn boo ci jël spécialisé wul ci salade wala nga ni concombre lay def wala nga ni capsicum lay def wala nga ni tomate lay def wala nga ni aubergine lay def moom limon laa am wala nga ni limon ngay def parce que limon potentialité yi ci ne kenn xamu ko fi mu nekk muy ci transformation bi ci cosmétique bi ci lépp kon lépp a ngi ci limon am naa xarit boo xam ne moom lay def mais macha allah mi ngi ci gis boppam bu baax te ku ko def gis ci sa bopp parce que demande bi est forte na te mënuñu ko waxuma demande Sénégal rek mënuñu ko satisfaire waxuma nag demande mondiale nag ñu nekk en Afrique nag am jant te limon bu dee mandi du rak day meññ toujours kon yooyu yëpp xale yi war nañ koo xam nebedaay bi dañ ko jëlee ba Chine def ko en poudre ñëw di ñu ko jaay nebedaay en poudre def ko ay capsule di ñu ko jaay mais ku ko dàq bay fii yéen ma semé fële amul 1 mois fi mu nekk mun na nekk plante fourragère moo gën ci ginaar moo gën ci xar kon xale yi nañu formé wu foofu daal laa leen di invité formé wu bu leen passer seen temps ci téléphone bi parce que téléphone bi sam benn xarit dani téléphone bu la mënta rapporter 100 000 francs par jour sànni ko. ma papa loolu foog nga waxaat. mu ni téléphone bu la mënta rapporter 100 000 francs par jour jërul nga am téléphone demoo nga jënd bu 5 000 francs waaye jënd iPhone pour xool lan ay vidéo yoo xam ne ay futilité la non da nga ci war a liggéey def ci business jàng ci parce que war na nekk sa machine booy jànge booy defee say recherche big bang lañ nekk de l'information de la connaissance ku jaayil yow la neex boo bëggee mokkal kaamil mokkal ko ci xasayit boo bëgg mën ko ci domaine de la science boo bëgg mën ko ci xam ko ci kon na xale yi defi formation jàngi def fait des recherches foofu rek lañ ñu rawee kon nañu formé wu nañu pousse xale yi ci loolu ci recherche de la connaissance recherche de la nu mu koy waxeeti toujours améliorer maanaam médiocrité bi la fi moo fi war a jógee quoi nañ ma baal recherche de l'excellence te médiocrité bi ñu wàññi ko wax ji bëri na mais daal ñun ñëpp war nañu taxawaat xoolaat sunu taxawaay surtout ñaari année yi passé muy année bii passé yàlla wan ñu lu bari li fi jaar muy Covid gis nañ monde bi ni mu changé
pays bu ci nekk la nga yoroon yaa ngi ci téye ak sa fukki loxo ak sa juróom te xamuñu kañ lay jeex yàlla na gaaw a jeex kon war nañu préparer waat daf maa gën a encouragé ci bi may def lii ma ni autosuffisance ma xoolee Europe ñu tëj magasin yi vide nit ñi nekk ci seen 4 mètres carrés mel ni ay prisonniers ma yërëm leen lool mais ci moment boobu man li may lekk ci sama kër li ci ëpp maa koy produit sama kaw terrasse kon ñu sante ko yàlla di fexe tamit loolu ñu vulgariser ko ba mu tas ci Sénégal yëpp ci Afrique yëpp parce que lépp a ngi fi potentialité yëpp a ngi fi paradoxe la ñuy wax parler de chômage en Afrique de l'Ouest jërë ngeen jëf.